njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. salaamaaleykum maman. maaleykum salaam soxna si man Koor Gueye laa tudd. fii nga dëkk. waa Parcelles. da nga fiy liggéey ci marché wala dafa am loo. damay liggéey di jaay restaurant di jaay ndékki. waa léegi tey nag dañoo bëgg a waxtaanee ci li nga xamante ni jot naa xew démb. mooy xale góor yi génn nañ. ñoo policiers yi xeex nañ fi sànni nañ fi lu nekk macha allah dëkk bi yëngu na ci décret bi nga xamante ni suñu président jot na ko def muy couvre-feu bi nga xamante ni 21h lay commencé jeexal 6h du matin comme yow yaa ngi ne restaurant ngay jaay. te yow war nga xam loolu bu baax ndax liggéey yu ci bëri guddi lay dox. mbaa yow loolu arrangé na la. man arrangé wu ma ndax démb sama reer yëpp a lamb sama reer yëpp dafa lamb gis nga Macky Sall na xoolaat li muy liggéey si dëkk bi ndax tamit ki nga xamante ni muy marché ambulant yi nga xam ne bala ñuy am dépense 8h lañ koy am ñiy jaay restaurant bala ñuy am dépense ngoon lañ koy am na xoolaat li muy def couvre-feu guddi bi moom amul benn sens. amul sens parce que nit ñi li ñuy dox bëccëg bi bu feebar bi dee wàlle kon bëccëg lay wàlle waaye du wàlle guddi feebar buy wàlle guddi fan lañ ko mës a gis ba muy tëj nit ñi guddi na ubbi nit ñi waaye bàyyi leen ñu liggéey man sama restaurant baa nga ne sama togg yëpp dafa lamb dama kaa jël tuur yi dégg nga sama ndekki laa ngi nii doxul dégg nga sama dara doxatul ndax couvre-feu bi na ko baax te bàyyi nit ñi liggéey ndax moom am na dépense waaye am na ñoo xam ne amuñu dépense nañ waxante dëgg te yàlla tax borom daal yii dañoo yaakaar lu ñu yóbbul seen yaay sa Saalum ñiy jaay fast food dañoo yaakaar lu ñu fay seen i employé nañ waxante dëgg couvre-feu bi na dakk na ko baax na bàyyi xale yi liggéey Saalum dañoo war a yóbbu dépense seen kër yi na bàyyi lii yaa ngi dégg ñun dañoo sonn waaw ñun sonn nañ si couvre-feu ñu xalaatuñu woon ni couvre-feu sax dina amaat fii Sénégal na bàyyi lii bu ko bàyyiwul nag bu ngoonee dëkk bi dina tàkk. asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di la ziar wér-wér. noo tudd. man Ibrahima laa tudd. fi ngay liggéeyee. waaw ci dibiteeri bi. waaw tey nag dañoo bëggoon waxtaan ak yéen ci li jotoon xew démb ndax ku ne xam na ni démb dëkk bi yëngu na jeunesse yi génn nañu nekk nañ ci tali bi di taal ak alkaati yi macha allah dëkk bi yëngu na lool ndax décret bi nga xamante ni suñu président Macky Sall jot na ko wax muy couvre-feu bi nga xamante ni 21h lay commencé jeex 6h du matin te yow fekk naa la fii sa biir restaurant je pense que da ngay jaay yàpp. waaw dañuy jaay ab. léegi yow naka nga gisee loolu mbaa yéen arrangé na leen ñi nga xam ne seen liggéey lépp guddi la. pratiquement arrangé wu ñu de ndax ñun guddi la ñuy liggéey comme que dañuy liggéey guddeeg bëccëg waa kaaru guddi moom arrangé wu ñu. yow xanaa ci kaaru guddi nga bokk. waaw ci kaaru guddi bi laa bokk. kon yow li Macky Sall wax arrangé wu la. d'une part arrangé wu ma ndax comme que guddi laay liggéey te kuy liggéey guddi ñu xañ la ko kay wax dëgg yàlla loolu arrangé wu la. kon fu mu toll nii defoo dara da ngay toog nii rek. instant bi nii gis nga ko bëccëg dama ñëw tey pour xool programme nan la ñuy def pour liggéey pour ndax nañ mën liggéey wala duñu mën liggéey ndax comme que kaaru guddi lañ nekkoon doon liggéey te ci lañ sudoo ci lañ yor suñu njaboot xam naa nga te waxi buur moom xam nga lu dul jëfee guddi gi dañ ko arrêté ndax avant 21h na fekk ñu rajaxee ba ñibbi mais nag arrangé wuñu moom ndax dañuy jëm a kii rek xool nuñ ko jëm a arrangé mais loolu moom doxul ci ñun. mais yow jeunesse bi ni ñu génnee démb manifesté wu taal dëkk bi et tout yow loolu rafetlu nga. d'une part xam nga kilifa la te wax xam nga buñ ko waxee xëy na manque d'information laa yaakaar ne moo am quoi mais nag du comme ni ñu def noonu li ma ci xam bëriwul quoi man wax dëgg yàlla damay wax rek da yàlla tax problème mu génn ci mbedd mi xam nga yooyu maanaam sentiruma ko daal man ndax man damaa toog sama kër li ne ci man laa mën a wax sérieusement parlé man damaa toog sama kër man ak sama njaboot xam nga génnuñu xamuñu lu xew ci dëkk bi dinaa dégg nag ñu wax ne xam nga dem ci ko taal nañ taal ñu xam nga d'une part information dafa am solo ci société bi ñu nekkee
te loolu lañ fàtte di wax ndax lépp li ko war manque de communication la malgré sama njàng soru mais nag xam naa ne bu ñu dee informé ci bu ñu dee wax li war a xew mooy ëpp doole que comme xëy rek jox benn dogal ci suñu kaw loolu moo indi xam naa ne ñu xale yi def loolu. su ma bëggee dégg sa gis-gis bu baax mooy que président même bu fekkente ne am na ndogal boo xamante ni war na ko wax mais dafa war a informer nit ñi comme le 20 wala le 25 dinaa joxe ndigal boo xamante ni comme couvre-feu bi day doon 21h ba. maanaam ci lañ bokk ndax société bi dañ bokk ñoo fal président xam nga li ñuy néew suñu xalaat xëy na mën na ko bañ a yokk dara mais mën na ko jëriñ ndax baadoole dem ci société bi la bokk te comme que ñun ay baadoole xam nga lépp looy def kat ne yéen comme que yéen fal mais man de nangam moo xew ndax nangam ak nangam war na mën a am ndax lii moo tax ndax fi ñu toll nii boo xoolee problème couvre-feu bi xam nga comme sama classe gi boo waxee ñu la mais man couvre-feu bi damay jaaxal ndax lan mooy xanaa corona bi guddi lay dox wala bëccëg lay dox xam naa léegi yow doo xam foo mën a féete dèjà bu dee circulation boo xoolee réglementaire dara réglementaire fi ñu toll nii ci li ñu war a mën a kii mu léegi nag kon boo xëyee ne couvre-feu bi pour man couvre-feu bi wax dëgg yàlla gisuma ko ci daal sama xalaat boobu nag laa wax. mais yow gisoo ni comme président bi tey ji ndogal bu nga xam te ni jot na koo dogal tey ji balaa moo wax ndogal su leen naree xañ lii jox leen lii moo gën comme yéen ñi nga xamante ni comme kaar fanaan ngeen di. boo bëggee dégg-dëgg buur mosut a dundal baadoolo mooy dundal buur ndax ñooy fay suñuy taxi xam naa ñooy créer suñu emploi bopp mais fu buur ñëwee di ñu jox ba ci li fi njëkkoon xew ba léegi gisuñu benn subvention gisuñu dara mais loolu sax garaawul yàlla mu ngi fi ndax yàlla moo yor ñëpp xam nga waaye nag comme que moom yàlla da ko teg suñu kaw war nañu mën a sédd daal war nañu mën a sédd xam nga ndax xam ne ñun ci ay êtres humains lañ comme ñëpp am nañ xel danañuy xalaat yéen kat société bi nii la war a doxee nii la ñu war a def loolu aayul boo defee kat man tam man lii laa ci xalaat bu baaxee xëy na alxam da koy yokk bu dee bon na tamit mu ne kooku xalaatam baaxul loolu lu mën a nekk la mais xëy rek jël benn décision teg ko ci kaw nit ñi tamit loolu lu metti la de. waaw léegi lan ngay wax waa STV ñi nga xam te ne dañuy déplacé wu bàyyi seen nit yëpp juste pour ñëw waxtaan ak waaw maanaam information mooy li ma wax sànq ci wax ji rek information dafa am solo ci société te comme que yéen pour informer nit ñi moo leen tax a jug na doon juste et vrai xam naa nga loolu mooy mbir mi ndax tamit fii amul lu dul jeex malgré ci ngeen di liggéey tam mais dëgg mooy njëkk mooy mujj te boo leen ko ne seen dëgg gi yàlla gëmul nelawul ñëpp la fi nekkal te comme que information moom li tax suñu problème bi am sax manque d'information ci la bokk ndax télé yeeg rajo yi wax dëgg yàlla man fi ñu toll nii nee naa pratiquement li ma ci seetaan bëri li ma ci kii bëriwul war na yàlla ndax xamal la du ma ci gis sama bopp du société du culture du leen loo xam ne man maanaam naa taxaw di ko gis sama bopp ci kii bi ci télé yi sérieusement parlé dama wax rek waaw c'est opposé xam nga ndax fi ñu toll nii war ñooy yéen xanaa xam bu dara defaroo yéen ci yéen la war a tàmbale bu dara yàqu tam ci yéen lay tàmbale bu ñu dee wax dëgg ndax kii wax mooy defar mooy yàq moo tax ma lay wax ne xam nga lépp lu mën di xew rek nañu wax nañu fi rek dëgg gi xam naa nga non couvre-feu bi benn cas la rek xam nga àdduna moom doomu aadama bu ne aslamtu nafsi billaahi rabbil aalamiin am na yu bëri bëri il faut mu dal ko ay natt la yoo xam ne xam nga ñun jullit il faut ñu koy man bokk loolu laa ko jàppe ko ay natt loo xam ne yàlla ñu ko teg ñu koy dund problème bi xam nga benn kii bu ndaw la boo après teggee ko par force ndax yàlla ñu ko teg da koy teggi loolu moom ayul waaw couvre-feu bi xëy na bëgg a dimbali société bi la ndax ñun ñëpp ñooy ñaan yàlla corona jóg bi ndax dèjà maa ngi nii liggéeyuma dama waroon liggéey xam nga sama journée yor njaboot war leen dundal xam nga loolu la léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen am information ne yéenee tàll micro ñu leen di wax ngeen di informer nit ñi tamit dama leen di ñaan rek chaque jour xam nga lépp leen di informer rek na doon loo xam ne luy yokk société bi la ndax ñun man ak Macky Sall ñoo bokk société bi. merci beaucoup kontaan nañ trop merci ñu ngi lay jaajëfal. asalaamaaleykum tonton. maaleykum salaam. noo tudd. Mor Dia laa tudd. fii nga dëkk wala fii ngay liggéeyee. fii laay liggéeyee nii man maa chef de garage bi fii. marché bi nga nekk. waa yaay chef de garage bi fii. ok léegi tey nag dañoo ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci li jotoon a xew démb ndax ñëpp xam nañu démb dëkk bi yëngu na xale góor yi génn nañu jeunesse bi kay du moins xeex ak alkaati dëkk bi tàq na. macha allah am na fi ay yàqu-yàqute yoo xamante ni maara day taali ci décision bi nga xamante ni suñu président jot na ko jël mooy couvre-feu bi nga xamante ni 21h lay commencé jàpp 6h du matin léegi ma bëggoon xam yow ànd nga ci loolu wala àndoo ci. waaw loolu moom dafay nekk loo xamante ni franchement man moom ànduma ci parce que tamit boo jiitee réew
da ngay xam ne nit ñi ñoo la jiital te nit ñi la jiital noonu lépp looy def war nga tamit bàyyi leen xel parce que tey ñu bëree bëri tey bu ñu yéegee fii pour dem liggéey balaa ñuy retourner waat day fekk 21h boobu noonu ci yoon bi la leen di fekk ñu war a mën a delluwaat seen kër yi donc kon loolu balaa ma ko doon def war na ci wàcc sur le terrain yónni ay nit ñu wàcc sur le terrain laaj nit ñi seen xalaat ba pare man je me dis que loolu noonu moom moo waral lii mais bu fekkonte ni exemple waxtaan boobu amoon na avant kon lii yëpp du ci am waaw parce que tamit boobaa day fekk askan bi ñoom joxe woon nañ seen kàddu ci loolu ba pare waaw man noonu laa ko gisee. comme yow yaay chef de garage bi yaakaar naa ne lu bëri war nga ko cee mën a xam ndax bëri na ñu bëri guddi gi la ñuy liggéey comme taximan yeeg jaakatu dibi yeeg ñu bëri guddi gi la ñuy liggéey te guddi gi la ñuy gën a am sax xaalis laa mën a wax. surtout yaa ngi dégg donc ñoom bu ñu leen xañee loolu te ñu yor seen i njaboot xam nga loolu dafay metti mais yow jeunes yi nga xamante ni génn nañ di xeex ak policiers yow d'accord nga ci loolu. waaw comme ni nga ko waxee rek man loolu d'accord ma ci ànduma ci mais aussi loo gis aussi am na lu koy waral waaw parce que tamit policiers yooyu tamit bon ci kër yi lañ jógee suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu suñuy mag lañu donc bu ñu sañoon tey du ñu nekk kenn du taxaw di jàkkaarloog ñoom tamit bu ñu sañoon duñu jàkkaarloog nit yi ñoom peut-être ndigal la ñuy topp rek donc kon loolu tamit foofu loolu noonu laa ko gisee. donc yow lan nga mën a wax suñu président. waaw li ma ko mën a wax daal toujours rek bon vraiment nay topp conseil yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy wax li nga xam ni jayuñu ko ñoo koy wax loolu loo xam ne moom mooy jëmee réew mi kanam nañ koy wax li nga xamante ni moom moo am si réew mi. voilà bu teree lii aussi mu joxe lii parce que tamit tey loolu mu tëb def noonu sans li ma la wax ni moom moo indi li yëpp donc njiit boo ko nekkee aussi da ngay nekk koo xamante ni vraiment da ngay bàyyi xel aussi baadoole yi bàyyi xel askan bi parce que comme ni nga ko waxee rek fii gars yi nga gis nii yëpp ci lii lañ yor seen i ay kër yor seen i parents yor seen lépp xeebuñu ko ñoom waaw mais y a des gens comme boo toogee sa bureau wala ki yow yëgoo loolu mais nag nit ñi li ñu nekk. waa ñun moom toujours vraiment ñi ngi sant yàlla parce que vraiment ñoo ngi liggéey te xam naa ne dañu respecter aussi li ñu wax ñoom tu vois parce que ñoom ñoo fi nekk ñoom la fi yàlla teg mais li ñu doon amoon daal loolu li leen di ñaan mooy toujours rek li nga xam ne moom mooy indi jàmm ci réew mi moom mooy toujours rek ñoom nañ yëg askan bi lépp lu ñuy def nañ ko déggu ak askan bi waaw ba askan bi joxe seen vraiment accord si loolu ñoom ñu soog ko def. mais léegi lan ngay wax waa SSTV yi nga xamante ni ñoom à chaque fois lu mënti xew dañuy génn waxtaan ak population bi ñaax leen ku nekk wax sa xalaat ñu mën a indi ay solution waaw vraiment lii moom dañ koy rafetlu vraiment di leen ñaanal vraiment ca kaw ca kanam rek parce que tamit lii moom mun naa wax ne même ñun fii sax c'est la première fois ci télé yi kon nag dañ leen di ñaanal ci kaw ci kanam vraiment parce que lii nii am na solo trop parce que tamit bu ngeen wàccul sur le terrain nii vraiment yu bëree bëri nit ñi duñ ko mën a xam comme li ñuy wax nii tey mënuñu jàkkaarloo ak président ni ko lii ak lii mais nag lii nii bon mën na jàll te loolu leen yéen ko sabab kon yéen aussi ñu la ñuy ñaanal ñu ngi leen di ñaanal vraiment suñu borom gën a yokkaat mbir yi gën koo def mu gën a kawe ci kaw ci kanam SS ci kaw ci kanam. amiin merci beaucoup ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. asalaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuhu madame maa ngi lay nuyu. tey nag dañoo ñëwoon fii juste pour poser leen question ci xew-xew bi nga xamante ni jotoon na am démb ku ne xam ne démb dëkk bi yëngu na jeunesse bi génn nañ taal nañ dëkk bi alkaati yi génn ci décret bi nga xamante ni suñu président Macky Sall jot na ko def muy couvre-feu bi nga xamante ni day commencer 21h jeexee 6h du matin naka nga gisee loolu. moo gisee mooy c'est très normal gis nga lépp luy defar réew luy tax nit amu wér moo gën lépp xale yi nag xamuñu. kenn waxu leen xale bu amul kilifa fa mu def ko neex Macky Sall pour man amul intérêt ci tere kenn parce que ñun li ñuy liggéey Macky Sall loolu moo ko yor kon du yàq nit ki nag bu xamul di def dana def erreur li daal mooy sama problème man nañuy avertir population bi c'est très important ñu doo ko ni suba wala 8 heures donc on a le 20 wala 30 exemple dans 4 jours dinaa def lii loolu mooy dëgg Macky Sall amul intérêt ci di aaye kenn mu génn parce que li ñuy génn liggéey mooy yor Macky Sall problème mooy nag fa am ñoo xam ne dañuy yàq gis nga madame amul wér amuloo dara gis nga bu soxla dee ñaar da nga am wér sans problème man mooy ñaari cause moo ci problème bi xëy nañu arrêté
8 heures man mooy sa problème. Deuxièmement li ñu commencé du 21 heures jusqu'à 5 heures man mu nekk sama xarit bi 5 du matin ba 9 heures ba 9 heures ma wante moom waaw bu ma arrêté guddi gi xanaa kon guddi gi xanaa mooy indi xanaa feebar bi pour man loolu logique fu ma nekk maa ngi moom nekk maa ngi moom soo ba ngoon wàllu ma ko à partir bi nga indi mu wàll ko pour man daal loolu sama problème yaari moom problème man. mais tamit ki yéen comme ni ma koy waxee taximaan yi ñoom soo xoolee guddi gi la ñuy gën a liggéey 21 heures ba 6 heures du matin mën nga cee am lu bari léegi yéen loolu bu ñu leen ko xañee mbaa du leen lor. lor bi même bu loroo li ñuy bu feebaree nooy gën a loru man fu ma liggéeyee 5 heures temps moo gën ma bañ a liggéey ci bu ma feebaree du ma liggéey kon looy wutali naa rek wér am wér amul dara du am kon nañuy respecté li ñu aaye mesures barrières yi. mais tamit nag papa yow soo xoolee bëccëg bi yaa ngi nekk ak say naataango yaa ngi nekk ak say xarit guddi gi tamit da ngay dawal rek dem donc c'est la même chose pour man bëccëg bi ak guddi gi amul. man loolu mooy sama problème man loolu la mais man aaye ba mu ñàkk moom foo ñu aaye moom sa problème man daal mooy daal li ñu bëccëg gi ne ba kër li ñu guddi gi mooy. mais tam yow gisoo président bu leen naree xañ lii mu defar leen lii moo gën ndax boo naree tere am na jeunesse yu bëri yoo xamante ni guddi gi la ñuy liggéey ñii ay gardien lañ ñii ay jàkkatu tànganaa lañ ñii dañuy dem ci resto yi di fobee rek ku nekk ak sa liggéey daal ndax Sénégal moom bëri na ay liggéey yi nga xamante ne dañ ko fi def mais loolu yëpp bu leen ko naree xañ ñoom loolu daf leen di rol te bu fekkee dafa am seen famille yoo xam dañoo yaakaar ci ñoom yaa ngi dégg léegi yow gisoo ni bu leen xañee lii war na leen mën a defaral lii ndax jeunesse bi liggéey leneen loo xamante ni mën na leen jëriñ. yàlla na bind doomu aadama sax bu defee lee di am ko ci loru bu maa kenn Macky Sall lu mu def am ko loru mu ñàkk ñëpp la te Senghor ba léegi boo si président bu ñëw bu defee lii yàqal ñii moom kat ni ñu xoolee xam ne mooy lu jur rek waaye mu ñàkk il faut ñu am loru moom bu wala guddi rek ñaari moo am foog am loru am solo mooy na ñëpp wér liggéey rek loolu mooy sama gis man. mais yow yaakaar nga ni guddi gi nga xamante ne tere na ko nit ñi bu ñu génn dina tax feebar bi wàññeeku ci dëkk loolu même boo ñëkkul ñu xool rek bu dee seen amul résultat ñu xool leneen addina foog nga lambatu parce que da ngay gis li nga bëgg loolu mooy problème bi. waaw kontaan nañ trop ci réponse bi léegi lan ngay wax waa SSTV yi nga xam dañoo déplacé wu ñëw fii di laaj ku nekk ak sa xalaat. sant leen gërëm leen suñu mbooleem ku nekk ci presse bi parce que yéen a yor population bi yéen a informé nit lu leen jëriñ yal na leen yàlla fay li ngeen seen liggéey rafet na trop vraiment am naa ci mbir ci yéen li bëgg mooy daal nañ leen jox cër bu baax a baax ñeen liggéey loo na leen di fay ma digg naa yéen ki faylu naa nañ leen di fay bu baax. loolu mooy dëgg ni bi dox ci naaj bi nañ lañ li fay mooy dëgg jërëgeen def. ok merci beaucoup papa kontaan nañ trop. photo la waaye photo bu leer moo tax ñuy wax ak seen label de shooting bii di social shopping shooting moo leen di gunge ci ñaari yëf waaw ñaari yëf nee ma benn seeni ay cérémonie moo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di defaral ay photo yu ànd ak qualité yu doy waar yemul foofu dañ leen di defar ay vidéo yu am cas ànd ak catu cas bu ko defee nga dégg daal ci loo mënti def ndax xam na nu ñeen ñii gañe ngeen bëgg te ñun ñii waa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën waa lii neexul romb na neex beneen bi gën a neex nag mooy yow mi nga xamante ni top modèle nga war a wone sa ay produits dañu lay defaral ay fond en nature yu doy waar fond vert fond rouge lépp la nga xamante ne day taaral sa ay photo pour sa produit gën a mën a jar boo ñu woowee ñu defaral la ay photo yu am solo daal di doy waar yamul foofu la ca gën a neex mooy yow mi nga xamante ne dangaa bëgg sañse daal di bëggal sa ay soppe boo ñu woowee ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu amul fenn wala nga ñëw fii studio ak sunu ay fond yu am solo ñu defaral la ay shooting waaye yow lii tam neex na de li gën a neex tubaab fakal la boo ma wooyee ma wax la ko ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping shooting waaye dama ne ay photo day leer ànd ak qualité.